Imam Kanté di nuyu oustaz Imam Cheybatou Ndiaye yàlla def nañu bokk jotaay bi du benn yoon waaye di rafetlu toujours suñu daje ci plateau bu mel nii donc ñoo ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u ITV yi di ñaan yàlla suñu borom niñ ko daan waxee rek waxtaan bi yàlla dimbali ñu ba kàddu yi leer ndax mu mën a jariñ ci ñuy seetaan luñ ci jublu it ngir leeral yàlla nañu ko yàlla nangul amiin ya rabbal aalamiin li ci des mooy ñaan yàlla xëy na mu defal ñu tàmbali koor bu ànd ak mbooloo ndax xëy na leeral bi ci loolu la jublu ñu ngi koy ñaan yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal amiin jërëjëf imam tabarakallah Maram Kairé ñu ngi lay jaajëfal kon bu baax di la sargal di la encouragé ñaan borom bi woyofal sa làmmiñ ubbi sa xel ba li nga bëgg a indi ci contribution tey nga indi ko ba nit ñi mën ci jëlee njëriñ bi nga xam ne moom lañ ciy xaar de plus en plus Sénégal ñu ngi yittewoo di bàyyi xel mbiru astronomie loolu rek déjà ndam la parce que am na ay at ci ginnaaw doo dégg ku wax affaire astronomie ci wàllu séntu weer ak yu ne mel kon nag am na loo xam ne temps bi moo koy indi mais pédagogie bi en tout cas nit ñi ñu ngi koy rafetlu tabarakallah kon yàlla dool tawfiq rek ba gëstu bi gën di xóot ànd ak pédagogie pour nit ñi xam ne li ñuy wax ni xam-xam la du leneen du dul loolu te l'islam moom xam-xam fu mu féete fa de l'islam féete oustaz Imam Cheybatou Ndiaye yow tamit doo gan ci càmbar ci diine doo gan du ma ne sax ci càmbar ci diine mais plateau diine yi ci Sénégal doo ci gan fenn depuis je peux dire au moins 20 ans 30 ans fu ñuy waxtaane l'islam ci plateau médiatique yi gis nañ la fa di kontaan di sawar lool tamit ci nga dellu si pour joxe sa contribution ci fan yi nga xam ni weeru koor mi ngi dëgmal ñu waxtaane prévision astronomique yi daf la intéressé nga gis ne luñ ko mën a boole ak fiq la moo tax ma ne woon kon soo ñëwee tey di nga mën a indi contribution bu am solo di la jaajëfal di la bàyyi yow tam nga nuyoo. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amri rashada imam maa ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu professeur di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi dakal ak ñun di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala li ñu fi waaj a gaaral yàlla ñu yàlla defal jàppandal ñu jële ko ak suñuy xel waaye nangoo ko ak suñuy xol waaw ba am ci ridallahi mi ngërëmal yàlla na ko yàlla defal amiin rabbil alamin kon mi ngi noonu ubbite waxtaan baa ngi noonu invité yaa ngi noonu thème bi mi ngi noonu ngeen gis ko fiqh et prévision astronomique su ko defee mooy nuyu itam di jaajëfal bu baax a baax Ramatoulaye Sall Diop nga xam ni moo nekk ci xarala bi ak ñi ànd ak moom ñëpp techniciens yi caméraman yi monteurs yi c'est toute une équipe ku nekk si ñoom ñu ngi koy jox wàccuwaayam ak cëram di ko baalu ak di ko masawu coono di ko ñaanal tawfiq ci liggéeyam mu am ci ndam lu weesu sax ni mu ko yaakaare kon ñu dellu ci xarala bi ñëwaat nag dugg ci biir waxtaan bi. gaaral bi. alhamdulilah rabbil alamin su ko defee Maram Kairé maa ngi tàmbalee benn question boo xam ni sama curiosité personnelle moom ko jox mais wóor na ma ni ñu bëri bu ñu nekkoon sama place fii tey di animer émission bi du ñàkk doo mucc ci boobu question rawatina ñiy suivre aussi sa page Facebook mooy temps yi question bi quelles sont les dernières nouvelles du ciel laa la bëgg a laaj lan moo xew ci jaww ji fan yi rawatina affaire Mars boobu robot bi fa wàcc lan nga ñu mën a tënkal ci wàll boobu ñu ubbee ko waxtaan bi nga baal ma tamit gis naa la sa page Facebook nga toog ci benn genre fauteuil mel na kuy dawal dara mais tiim jaww ji loolu tam lan la waaw jërëjëf imam xam naa ci loolu la ñuy mujjee ma tontu ci question bu njëkk bi mooy les nouvelles du ciel bari na nag ndax xam nga astronomie dafa yaatu boo xam ne fii Sénégal xëy na souvent buñ ciy wax ni ñu jàpp nañ ne ci wàllu séntu weer kese ñu mooy astronomie voilà waaye ñu ngi jàng ay affaires yoo xam ne ñu ngi ay milliards kilomètres yoo xam ne bët xalaatu ko sax gis télescope yi gën a kawe sax fi mu nekk dañuy am jafe-jafe pour gis leen ndax ni ñu soreek ni ñu tuutee ci ñun ñi taxaw di leen seet mu nekk nag ay banqaas yu bari bu ci nekk bés bu nekk rek am na loo xam ne ñu ngi koy def ci ay jéego ci jëmale xam-xam boobu ci kanam ak
ak jumtukaay yi ñu yor donc booy wax nouvelle du ciel day bëri ba. xam naa du xaj ci émission bi waaye liñ ci mën a wax rek xëy na loo xam ne nit ñi ñëpp bàyyi nañ ci xel ci fan yi bi ci jiitu mooy robot bi ñu yóbbu woon. planète Mars. mu nekk loo xamante ne xam-xam kese moo nekk ci ginnaaw. ndax dafa nekk loo xam ne planète Mars mi ngi ay millions de kilomètres ak ñun fi ñu nekk nii nga yëkkati robot boo xam ne mi ngi toll ni oto. sànni ko ci asamaan si muy daw ay ati at muy daw ay millions yi kilomètres mu koy daw te kenn nekkul di ko dawal ci biir maanaam fii ngay toog rek ci salle boo xam ne yow salle bi yëpp tëju nga toog ak say calcul rek. di ko topp ba mu egg ci millions kilomètres yooyu noonu à peu près 88 millions kilomètres mu egg fa fi nga bëggoon mu taxaw fa foofu la wàcc exactement te amul dara lu ci am sikki sàkka robot boobu egg jël ay photo commencé di la yónnee ay vidéo ay photo ci suuf soo xamante ne nit musu fa teg tànkam ndax sori na sori boo xamante ne nit musu fa teg tànkam ñu ngi koy waaj nag bëgg nañ yóbbu foofu ay nit waaye ci robot yi lay tàmbalee donc loolu nekk loo xam ne xarañte bi nekk ci science ak calcul astronomie yeeg yu mel noonu moo mën a tax ñu egg ci lu mel noonu donc loolu américains yi def nañ ko ci même période bi Émirats arabes unis ñoom tam yóbbu nañ benn robot boo xam ne moom wàccul ci planète Mars bi mais dafa nekk di ko wër. maanaam ni weer bi di wëree ñun suuf si ñoom seen robot bi noonu la nekk di ko wëree di jël ay photo waaye ñooy réew bi ko njëkk a def ci wàllu dëkku arab yi donc loolu dafa nekk loo xam ne lu rafet lu ñu war a rafetlu la parce que day wane ne xam-xam boobu noonu du rek américains yi ñoo ko moom wala japonais yi waaye ñëpp a ko bokk. li am solo ci mission boobu mooy pour la première fois ñu nar a dawal benn hélicoptère maanaam benn drone li ñuy wax drone. ci planète Mars. te loolu bu neexee yàlla le 11 avril bii la donc robot bi muy dem dafa yóbbaale woon benn hélicoptère bu ndaw boo xamante ne moom buñ ko taalee bu neexee yàlla 11 avril bii nii. dina mën a nekk di daw ci planète bi noonu. di jël ay images yoo xam ne day mel ni ñun ñoo fa nekkoon di ko def. te loolu fii lañ koy nekk di ko dawalee fii ngay nekk aux États-Unis la ñuy nekk di ko dawal hélicoptère boobu di naaw planète Mars donc xam nga yooyu yëpp calcul. moo la ko mën a may. pour wane rek nekk dafa nekk loo xam ne am na xarañte. beneen bi may mujjalee ci wàllu. Nouvelle du ciel yi mooy suñu mbokk africain Tunisie. waa Tunisie ñoom lancé nañ seen satellite bi njëkk. loo xam ne ñoom ñoo ko liggéey seen réew lancé ko tey nag lépp lu ñuy utiliser muy télécommunication yi télé yi rajo yi téléphone yi yépp ci satellite la jaar donc bu réewu africain doxee jéego boobu ba defar satellite boppam yóbbu ko muy daw ci asamaan si di wër suuf si loolu ñu ñëpp ko war a rafetlu am na nag yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi ciy dox Sénégal projet bi bindoon nañ ko ba taxawal lépp am na nag ay yéex-yéex yu ci am waaye yàlla defoon na ñu dénkoon ma ko sax ministère enseignement supérieur bi ma fa neewoon ñu dénkoon ma taxawal projet boobu noonu ba amoon nañ ci jéego yu rafet xëy na nag am na ay yéex-yéex bi fa ñenn ñi jógee waaye ñu ngi ñaan yàlla daal Sénégal ni Tunisie def ba am satellite boppam Sénégal tam mën ko def ci nu mu gën a gaawee bi mujj nag mooy li nga laaj loolu noonu ma toogoon di ci waaw genre fauteuil loolu simulateur moom la ñuy wax simulateur maanaam daf lay def ci condition comme boo nekkoon di dawal benn avion wala benn vaisseau buy daw ci asamaan si waaw loolu nag da lay permettre rek nga maanaam miin ko maîtriser ko waaye loolu liñ ci gën a jublu mooy fexe ba jumtukaay yu mel noonu ñu fësal ko fii ci Sénégal pour que ndaw yi ñu teel leen ci tàggat ndax suba kenn dina ci jaar tax mu bëgg a nekk xëj na ingénieur kii dina tax mu bëgg a nekk technicien ci wàllu aviation wala ci yu mel noonu donc jumtukaay yooyu simulateur yooyu daal dafa am bu ma ci doon testé noonu États-Unis ci benn projet bu ñu amoon pour def ko fii Sénégal donc loolu daal mooy tontu bi di ñaan yàlla xëj na mu bëri fi nag ba ndaw yi di ko jëfandikoo. tabarakallah c'est important parce que li nga ko wax surtout ci wàllu ndaw yi dafa am ay métier ak ay xam-xam ay xarala yu bëri yoo xam ni mi ngi développé bu baax bitim réew te Sénégal amuñ ci sax xalaat parce que ay benn ñu mel ni yow ñoo mën a jëflante ak façon xarala yooyu ak tamit calcul yi mu laaj ak tamit tukki bi mu laaj jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàll boobu xam naa nag suñu retard ci wàll boobu mooy tax tamit souvent nit ñi di dingat lu bari di xuloo di weddi
lu ne ngay dégg nit ñi di ko wax parce que xëy na dañoo xamul rek dëgg-dëgg mbir mi nu mu tëddee. ci loolu sax laay ñëwaale ci oustaz Imam Cheybatou Ndiaye bu ñu gisee fu nekk nii li Maram Kairé wax ci wàllu Mars ak robot boobu nga xam ne daw na ay ati at te nit toog ci biirum fii rek di ko manipuler ba mu wàcc tey Mars ba ñuy waaj a taal hélicoptère bi nga xam ni dina am yeneen image est-ce que loolu ñun en tant que jullit dañu war a tiit daal ne gars yi ñu ngi bëgg a jege arche de yàlla toog ak malaakaam ci waxin wala est-ce que dañuy naan au contraire lii amul ci dara lu war a jaaxal jullit bu dégg téere bu dégg alquran loo ñuy saral ci wàll boobu. waaw Imaam jërëjëf professeur ñu ngi lay gërëm ci leeral yi nga leeral di ñaan nag vraiment gouvernement du Sénégal loolu nga wax ñu gaaw ci parce que xam-xam dañ koy njëkkante surtout jamono bi ñu toll nii. buñ demee ba Tunisie def loolu. te ku ne xam ni Tunisie ak Sénégal ak Corée. ñoo bokkoon départ. ci wàllu gu mel nii. kon loolu war neen xirtal bu baax a baax. di jëm ci taxaw. loolu moom ñu ngi koy ñaan fii ci plateau bi. waaw Imaam li nga wax de duñ ci indi wax ju bëri waxoon nañ ko ci suñu émission ba lay passé. suñu borom teeloon naa wax ci suratu Rahman. waxoon naa ko fii naa ko waxaat. yaa ma'sharal jinni wal ins. yéen mbooloom doomu aadama yi ak jinne yi. xam ni bu ñu wax xam-xam ci yéen koy séentu. ak doole ak man-man. su ngeen góorgóorloo ba mën a bëtt asmaan yi dem leen mu ngoog mu mel ni dafa nekk défi boo xam ni dañ naan mën naa nekk wala mënul nekk. ay bi tontuwaat ne mën naa nekk. waaw laa tanfuzuuna du ngeen ko mën a pénétrer. du ngeen ko mën a bëtt illa bi sultaan. lu ci pouvoir boo xam ne man yàlla baa ngi ko jox mu nekk pouvoiru xam-xam. pouvoiru gëstu. pouvoiru xarala. kon li ñu ciy dégg kon mooy bu loolu amee rek ñu mën a àgg fi ñu jëm. waaw te ku ne xam ne ni liggéey bu ñu liggéey ci robot lañ koy tàmbalee. ci tàmbalee rek après daal di jàll. donc loolu laay sof ci li nga xamante ni moom la wax. tabaarakallah su ko defee kon mi ngi noonu ñoo ko déggandoo su ko defee kon xëy na suñu dégg alquran oustaz mooy xaw a poser problème parce que dégg alquran bi li mu laaj ci ay xam-xam yu baree bari yoo xam ne mooy tax tafsir bi mën a gën a xóot gën a yaatu dugg ci ay ruq-ruq xam-xam boobu bu fi nekkul effectivement kon tamit dañuy cof alquran bi rek parce que xam-xam bi muy laaj pour mën ko gën a dégg mooy problème te pourquoi yéen sa salam li tax alquran nekk miracle la mu bàyyee ko àddina bi ba àddina di tukki loolu mooy lu fi ñëw ci xam-xam du mën a weddi alquran mais nag jullit yi fi nekk dañoo xaw a ragal xam-xam moo tax fi nekk nii daanaka yu bëree bëri xaw a indi tuuti ay jafe-jafe daal pour sotti loolu sax xam nga boo xoolee li jiitu robot yi ak fusil xam nga avion bi tubaab bi xool ba defar ko pourtant schéma bi ci boppam ñun lu ko alxuraan di ko jox muy awalam yaraw ila tayr na ngeen seet nga xool picc yi ni ñuy naawe surtout picc boobu ñu wax albatros an mën na 3 mètres kooku buy naaw ni muy dëxati ko bu amul gelos du mën a dem te mën naa ne ci kaw lu man 2 weer du wàcc wala juróomi weer waaw te bu demee ba tollu ci altitude am di dem mën nañ nelaw di dem ba àgg fi mu jëm loolu boo xoolee mooy bi alxuraan di wax awalam yaraw ila tayri fahum safatin wa yaxbitna doon ci kéem daan ngeen xool picc moom ni muy naawee di jubal ak ni muy plané ak ni muy lemee laafam ak ni muy wàcce ak ni muy dale mu ne nag maa yumsikuhunna illa rahman dara téyewu ko ci kaw nag lu dul kàntanu suñu borom bu nga xam ne avion ni muy wàcce bu doonte kàntu yàlla dañoo rënd bërëb moo tax yaakaar naa ni biñ demee ba liggéey ko baatu avion loolu lay jëriñ waaw buñ ne avion muy appareil volant imitant oiseau naturel mooy jëmm jooju rek waaw picc muy naaw boo xamante ni maanaam jëmm juy naaw di avion di roy picc muy dund kon loolu mooy indi lii aussi lii indi loolu muy indiwaat lii tabarakallah kon oustaz ba tey ci loolu nga gis kon alquran am yum ñu junj parce que souvent comme niñ koy waxee yonent bi sallam du ingénieur boo xam ni bu amee lu xew ci wàllu astronomie dañuy dem fekk ci ay hadis ay détails ci affaire astronomie wala du biologiste et cetera alquran tamit du téere boo xam ni dafa wàcc pour xóotal ci wàllu boobu mais junj na jullit yi lu doy sëkk pour ñu war ko yittewoo def ko xam-xam
bu ko defee moo tax ñuy ñëwaat encore ci calcul astronomique bi nga xam ni yow indi nga ci ay leeral Oustaz Assane Seck keroog ci émission bi tam indi na ci yaa di ñëw ci xisaab ba tey Oustaz man lan nga mën a def lu ubbiwaat sama bopp ba tey man dama nekk ci jafe-jafe ba tey jafe-jafe ba nekk mooy ba tey nan la alquran tuddee xisaab ay yoon wane tamit ne kon lu ñu yàlla defal la tawfiq pour nit mën ko maîtriser parce que nit moo tax alquran di wax li ta'lamu adada sinni wal xisaab ak yooyu mais nan la ñu débrouiller quelque part ba jàpp ne xisaab waruñ ko jëriñoo te alquran wax ne borom bi maa bindee lii jant bi ak weer bi pour ngeen mën a calculer ba pare ñu fexe ba débrouiller am na ñu déggee ay ahadis parce que problème bi surtout foofu la nekk ba wax ne tey boo jëlee xadis suumu li ruyatihi ak yi ni mel ak nga jël xadisu xisaab la naxsub wala naktub di nga ci ñëwaat kon dama foog ni ñàkk dégg moo am parce que xanaa alquran duñu wax ne yàlla moo bindee ni taqdir bi mu def yëpp pour ngeen mën a xam calcul ba pare mu am ay xadis yoo xam dañ koy déggee ci ne bu ñu jëfandikoo calcul ci wàllu weer bi donte moom sax nangu nañ jëfandikoo calcul ci wàllu jant bi kon déjà fond question boobu laa bëggoon déjà nga ubbil ma ko yow parce que dossier boobu sonn nga ci ma ne sonn naa ci mais luñ ci indi ci leeral rek gën a baax waa jërëjëf imam mbir mi dafa delluwaat ci gis suñu bopp xam nga olof Njaay day wax ni mbott mi ci biir teen bi ca suuf li mu seen ci pind bi mooy li wër nii moom la yaakaar mooy asamaan si mais bis bu génnee teen bi dina xam ne asamaan si yaatu na loolu misaal la bu fekkee da ngay jàng te nanguloo creuse li ngay jàng da nga ngoy ci la nga ngoy moo waral fatt bi am day toogaat fii di wax ay yi ñëw di wax ci wàllu xisaab ak li ci yent xisaab indi bu ko wax nañ ko fi waxaat nañ fi dafa situation bi dafa am nag loo xam ni professeur am na lu mu jàng macha allah ci wàll gi am nga loo jàng ci wàllu ko am naa lu mu ci jàng yàlla dafa bëgg ñu respecté ku nekk li mu jàng nga nangul ko déglu may ko nopp ci façon boo xam ne da ngay rafleel sa xel ak sa xol déglu ko pour mën a jëriñ misaal bi muy jox ba damay départ fi ñu ngi jëm ci koor góor a fay imam la dem nañ ba koor gi des ñaari fan professeur ñëw ko imam góor a man de sama doom ji dafa am biir bu koy faral di daaneel bu métti ma doon laaj ndax moom dina mën a woor boor wala déet loolu la posé comme question yow yaay médecin bi question boobu noonu bu ko imam góor a tontoo rek donte alxuraan lay wax daanu na xam nga alxuraan moo ne fa man kaana minkum marida képp koo xam ne dafa feebar ci jamonoy koor aw ala safarin wala muy tukki bu ko man mën na leb bañ a woor mën naa bañ a woor bu ko tontoo ci ay boobu daanu na lu tax mi ngi tontu loo xam du doy na waaw wàllu wér-gu-yaram daf lay yowal yow ci médecin bi yow danaan ko demal ca médecin ba mu xool ko passe ko visite defal ko rajo bu la tontoo nga ñëwaat ci man d'accord bu ko defee moom ca médecin ba koy xool bu laajee rajo mu xool ba xam li xew mu ne ko mën ngaa woor wala mën a woor bu ko nee mën ngaa woor wala mën a woor bu ñëwaatee ci imam bi nag mu soo génn aay bi waaye ñun duñ def loolu ñun dañuy tontu ci li ñu jàng di tontu ci li keneen jàng li ma wax rek mooy ku nekk dafa am lu mu lekk laal loo xamante ni moo tax li ñuy waaj wax fii def tam loo xamante ni problème mu astronomie la moo koy réglé am ci loo xam ne problème mu fiq la waaw yow fiq bi nag boo bëggee réglé problème astronomie bi da ngay am jafe-jafe professeur bi bu bëggee réglé problème mu charia bi day am jafe-jafe moo tax essence bi ñuy def ñu di ko defee noonu. tabaarkalla waaw te kon justement dañuy ñëw ci loolu parce que kon justement moo tax affaire calcul astronomique bi donc mu nekk affaire xisaab kon pourtant warul am problème parce que comme alquran joxoñ nañu xisaab kon normalement koo xam ni tamit da nga ni borom xam-xamu sharia borom xam-xamu te boo nee borom xam-xamu sharia nga mooy lan mooy say source voilà alquran hadis yeneen yi doog a ñëw maanaam ay ijma yu mel noonu mais nga am ay textes yu leer ci alquran yu la tuddal calcul léegi kon nan nga mën a waxee ne yow ci sharia ngay basé wu
pour wax ne non bu kenn tudd affaire calcul ci weer bi te alquran tudd calcul ci weer bi. ay yoon. parce que ba muy tudd calcul daf ko lëkkale ak jant beeg weer bi. kon quand même mënoo fexe ba jaar fenn ba mën a génnee calcul te alquran associé ko ak jant bi ak weer bi la preuve mooy comme ni ma ko waxee surtout que nangu nga association bi entre calcul ak jant bi mais bi nga nangul mooy ak weer bi léegi nga ne non damay indi hadisu yenn saa salaam wax na bu leen woor te gisu leen te séentu leen et cetera nga indi tamit hadisu bu leen ñun duñu compter duñu bind dañoo nekk xeet boo xam ni ay analphabète lañu duñu compter duñu bind mu am ay jafe-jafe yoo xam ni bëgg naa ci sa sara ba tey mooy tey jii umma bi. waaw te xam nga xadis boobu dafa inna umma ñun dañoo nekk umma boo xam ni. ay analphabète lañu. est-ce que tey jii mën nga wax ne jullit yi. ay analphabète lañ kon est-ce que dañ naan kon xadis bi yéen daf cee juum parce que xamul am na benn période boo xam ni. jullit yi duñu nekk dootuñu nekk te analphabète tey jii maram kay xanaa mënoo koo boole ci analphabète yi. ci calcul astronomique ak nit al xesum ak ñeneen ak ñeneen ci monde musulman bi. kooku déjà kon wane na ni hadis boobu problème la en plus Oustaz Assane Seck li mu wax keroog ne non lam boobu du pour tere mais duñu bind duñu calculer loolu mooy jekkuwuñ ko mais loolu firiwul bu leen ko def mënuñoo bind mënuñu calculer loolu firiwul bu leen bind bu leen calculer su ngeen demee bu mën ko def leen ko moom keroog sax joxe na exemple yem sa salam ba mu waxee ni ñi ñu jàppoon ci Badar ku ci jàngal xale jullit kon kooku du la wax bul jëfandikoo bind léegi nag oustaz lu tax mooy dugalaale beneen question ci biir mooy que kon il faut que ñu xam yem sa salam ba muy wax séntu est-ce que dafa bëggoon wax ni définitivement séntu mooy nekk seen jumtukaay pour xam weer fu muy tàmbalee ak fu muy jeexee parce que léegi sax problème bi mooy loolu li am solo mooy séntu wala xam weer bi kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex li Faysal Mawlo yu wax duxulu shahr moo am solo est-ce que weer bi commencé na est-ce que jeex na wala est-ce que séntu rek mooy problème séntu kon moyen la wala indicateur la loolu tam beneen question la nga yóbbaale ko ak tamit li nga xam ni dafa am ay kangfoore ci monde musulman bi yoo xam ni ba ñu xasee ba joxe seen position kenn ñemeetu cee wax dara te pourtant yonent bi la ñu yónni ci ñun référence mooy alquran comme nan nañu débrouiller ci monde musulman bi ba nga xam ni tey jii am na ay boroom xam-xam yoo xam ni ça fait plus de 7 siècles 8-10 siècles ñu joxe woon seen position seen compréhension laa ko mën a tuddee seen faham ci dara léegi loolu tënk jullit yi ba léegi boo waxee loolu dafa mel ne sax da nga dingat alquran wala xadis ma joxe exemple par exemple Ibn Taymiya boo jëlee xadis boobu ni mu ko firee laa naxsub wala naktub ñun dañu nekk umma boo xam ni duñu bind duñu calculer moom dafa ne xadis bu mel noonu mooy wane ni l'islam soxlawuñ ci di jëfandikoo calcul ak bind ci diine ji Ibn Hajar ci commentaire bële moom tam mu wane léegi charia définitivement ni nga ko gisee ci commentaire bi dafa wax ni kenn dootul jëfandikoo lu dul séntu parce que bu fekkoon yonent bi dafa bëgg ñu jëfandikoo calcul day wax na ngeen jëfandikoo calcul mais comment se fait-il que léegi façon yooyu nga xam ni ay déggil la rek dem nag léegi ba kenn ñemee tutee wax dara parce que boo waxee fu nekk nii rek ñu ne da nga bëgg indi bidaa da nga bëgg indi lu bees et cetera looy saral foofu. waaw imaam xam nga dafa am lu am solo gis nga alxuraan lenn lu mu jël mu nekk lu définitif bu paasee yi may waaj wax amul ci alxuraan. alxuraan dafa am ñaari pàcc dafa am loo xam ne lu définitif la day continuer. ba keroog yoo xam ne taxaw. du changé kooku mooy julli yeeg woor yeeg azaka yeeg dembaaka yeeg yi ni mel. ibaadaat yi quoi. ibaadaat yi ak ni ñu koy defee. ak ñi gëm yàlla kenn la malaaka yeeg yooyu moom du changé. mais yu dul yi nga xam ne kon dogme bi. croyance yi ak culte bi ak pratique culturelle. yooyu du changé mais yi nga xam ne nag moo ëmb loolu di ko doxal loolu day soppeeku ala kulli xaal. wax naa la fii keroog ne la lii moo wax mooy al ayatu shar'iyya yàlla fii la waxee koor fii la waxee dem Màkka fii la waxee azaka fii la waxee julli fii la waxee nangam ak nangam mais yooyu noonu bu xam-xam bii ñëwul benn du ci valable. benn du ci valable. xam-xam ban. xam-xam astronomie bi. d'accord waaw. bu paasee shahadatu an laa ilaha illallah ñeent yëpp. benn mënu cee dem te xam-xam astronomie bi déterminé wu. dëgg la. jëlal julli. boo julli dafa am waxtu wooy julli alxuraan wax na ko. heure sàngam bu jant bi defee nangam bu defee nangam loolu kan moo ko mën a génne. fex yi nu ma koy génne.
inna salata kanat alal mu'minina kitaaban mawquutan ak aqimi salata li duluki shams waaw ila ghasaqi layl taxaw leen julli bu jant bi jàngal jiko te waxtu bi waxtu boobu doon foog nga xam waxtu ñun lañ ci xamoon bu njëkk mooy ngay jël ay nattukaay ci jant bi voilà waaw bu taw amee ak asamaan si lan ngeen natte waaw te yéen sallam musul koo calculer kon ñuy wax naan da ngeen indi lu bees lu tax ñuy wax loolu ci julli ci waxtu julli donc bu loolu amee fooy calculer fan ngay calculer amatuloo nattukaay waaw léegi calcul boobu mu wax ci hadis bi ne ñun xeet lañu woon ay analphabète lañ duñu bind duñu calcul waaw duñu calcul ci astronomie lay tekki foofu tekki fa calcul 1+1 parce que bi mu koy wax ko weer la doon wax waaw effectivement il faut nit ñi aussi ñeme di dugg ci yenn yi waaw bi mu koy wax ci weeru koor la ko doon wax asharu hakaza wa hakaza kon ñun ay analphabète lañ ci xam-xamu astronomie voilà ci boobu jamono aussi kon na leer maanaam ñun jekkuwuñu lan la yéen ñii jekkuwu leen jekkuwuñ ko xam-xamu calcul astronomique pourtant loolu na leer Ibnu Hajar entre loolu ak bu leen ko jekku du ngeen ko mës a jekku y a une différence quand même voilà preuve bi mooy Ibnu Hajar al Asqalani waaw bi ngay wax sànq waaw bi muy sara def ne hadis boobu calculu biddew wi la doxin weer yi la kon loolu xoola maaram Ibnu Hajar kon lii du débat bu bees waaw yeneen bi waxoon na ci affaire calcul astronomique voilà mu des nuñ ko comprendre voilà donc loolu il faut ñun nangu loolu buñ ko jàppee mu nekk lu simple kon calcul boobu mu wax foofu tekkiwul ne ñun duñ ko dem ba abadan xanaa kañ yent bi sax moom dafa seen yent bi laata mu indi loolu comme que dem na jamono boobu loolu lañ tolloon xool gis ci loolu rek la mën a wax mais bu ñu demee di ko jàng ba mbir mi leer na jant bi doon doxee tey nga di ko calcul ci ay mise wala ci yooyu teg moom la ñu calcul ba def ko ci montre bi ba heure bu ci nekk boo xoolee sama montre xam ne heure bi moo jot loolu rek la moo xam day taw moo xam dafa niir moo xam ne leneen waaye noo koy nangule montre bi bañal ko calcul bi la wax te bu heure bi jotee nga def ko mais loolu rek mooy affaire bi boo ko xoolee noonu c'est très simple te dolli ci xarada yi li mu leen tontu ci xadis boobu xam nga mi ngi naan mi ngi waxanteeg ñoom yeneen ulama yi naan leen bu fekkee da ngeen bëgg a wax ni lii mooy waruñu jëfandikoo calcul te xam ngeen ni calcul astronomique la xadis bi jublu kon tam da ngeen ni wax tamit waruñoo jëfandikoo bind parce que dafa ne laa naktubu wala laa naxsubu wala naktubu dëgg la pourtant bind bi moom du ngeen ko werante parce que kenn sañul taxaw naan julli di soxlawuñu jëfandikoo écriture mu ne kon la lu tax ngeen bëgg am taral boobu ngeen taral ci ne nañ dàq calcul bëgg ko teg ci xadis boobu ak tamit xadisu su ngeen séenee ngeen woor su ngeen séenul bu leen woor foofu man waaw loolu sax mën na ñëw ci biir bu ñëwee ba ci hadisu kuréel bi waaw dina ci ñëw ay tabarakalla d'accord mais li nga xam ne moom nga wax sànq parce que attention du ñëpp ñoo bañ nag calcul bi wax nga sànq ne am na ay association ay institut international la Ligue mondiale islamique ku ne xam na ko. waaw conférence islamique. waaw ku ne xam na ko. dajale. Al Azhar ku ne xam na ko. Xardaaw yi jiite na benn association bu mag boo xam ni borom xam nga àdd bi. jiite. ñooñu ñëpp boo xoolee li ñu def ci ay congrès ëpp na fanweer. fanweeri congrès yooyu yëpp bu ci nekk saxal nañ fa ni. mënuñoo dem te xam-xam astronomie bi àndul ak ñun. ah bon la Ligue mondiale islamique laa joxe exemple. def nañ benn congrès ci février 2012 mu tolloon Rabiul Awal 1433 ci Makka. congrès bi mooyoon lan nan la ñuy saxalee feeñu weer wi. dégg nga ci diggante ñi jàng astronomie ak ñi jàng fiqh. ah gis nga loolu mooy woon turu congrès bi. ah bon. xardaay bi nga xam ne moo jiitee. wàllu association bu mag ci àdduna bi. def nañu benn congrès ba xam ñu ko defee Istanbul. lañ fa doon def moom bi mu jëlee parole xam nga lu mu wax inna shariata sharia islam bi laa yumkin an yataarada mal ilm al falak sharia mënul nekk contradiction ak xam-xam astronomie bi kon tey jii gis nañ ni xam-xam boobu xat'i mu ne al yawma ilmun xat'iyun laa yanbaghi ihmaalu xam-xam boo xam ne dafa avéré kenn mënut ko dàq moo wax ne loolu bu loolu passé ñaata résolution mën naa la limal fii. limal. jurisprudence islamique. waaw bu mag. bu Azhar. Istanbul. yi may wax de maa ngi joxe date yi bu dee ci Azhar 1966. 1986. Istanbul 1969. 1978. Malaisie 1969. Koweït 1973. beneen bi nga xamante ni européens ñoo ko def. 2016 2009. ak yeneen i borom xam-xam yu ñu dajale woon
pour ñu jàngat fenkuwaayu weer yi ñu ko defoon Maroc 2006 ak beneen daje boo xamante ni bu mag a mag la ñu ngi ko defoon ci Abu Dhabi la fa nekkoon ëpp na mat na 100 et quelque. suñu mbokk Ousmane boobu. bokkoon na ci bokkoon na ci. rahmatulah alayhi gis nga yi ma fi wax yëpp lañ ca wax mooy mëntuñoo dem di wax naan weer yu feeñ war a feeñ te amuñu avis ñi nga xam ne ñooy astronomie. donc lii yaakaar naa ne doy na sëkk. mën nañu ci dugg ci détail mais dañuy bañ a mën si parole lu ci nekk mën nañu wax ne lii lañ fa xalaat résolution bi lii la. ak lii ak lii ak lii ak lii. te lii kenn du ko werante. boo demee mi ngi ci biir xam-xam bi foo dem fekk ko fa. tabaarakallah kon def nañu ubbite waxtaan bi gis ne li ma retenir man fu nekk ni ci li ngeen njëkk a wax. balaa ñuy dem xarala bi ñëwaat dugg ci biir càmbar bi. mooy ni dàq ne fiq dégg charia dafa lëkkaloo. ak mën a jëfandikoo. jumtukaay bu mel ne calcul. loolu wax dëgg yàlla layal ko ci l'islam dana jafe. loolu daal la retenir déjà ci li ngeen ubbee waxtaan bi kon déjà loolu day calmer nit ñi tuuti comme des fois maanaam xam na ci dara. des fois ma bind sama page Facebook am ñu nekk di attaqué Imam Kanté def ay copier coller moom laa leen di wax man leen ak a yomb copier coller def benn hadis copier coller teg man leen mais entre texte oustaz ni nga ko xamee entre am benn texte ci charia al islam am benn texte ak xokm bi nga ciy jëlee ak atte bi nga ciy jëlee dalil ak istidlal ak yooyu yëpp noonu ma ne waaw yooyu nag xam développé ko ci ay page Facebook du yomb mais damay wax xale yi rek ni ñu tey déglu rek. bu ko defee xam-xam moom dina leer. kon nag ñu dellu ci xarala bi après ñu war nag dugg ci ruq-ruqaat waxtaan bi. Sara. alhamdulilah rabbil alamin madame Kayre léegi kon weer koor mi ngi dëgmal dans quelques jours incha allahu taala yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin. ñu war a effectivement xam kañ la weer bi di tàmbali ba kañ lay jeex ni nga xamee ni waxtu julli yi dañ ko war a xam li nga war a natt azaka nga war ko xam kon islam vraiment dafa bëgg lu nekk ñu xam ay conditions ak bu fekkee lu ñu war a natt la ñu xam dayo bi lan la bu fekkee lu ñu war a xam distance am la comme oustaz ni ngeen ko xamee ba ban distance la ñu mën a wàññi julli daanaka loolu yëpp daanaka comme que oustaz Seybatiri waxee rek daanaka loolu yëpp dafa dépendre ci calcul mënta dem mënta leer xoolal fi mu nekk nii bu ñu naan la 80 kilomètres ak nangam. xam nga bu njëkk ba dañ naan la ci arab yi dañ naan la diggante Xuraasaan ak danaam dëkk bi ak dëkk bi mais tey man sénégalais bu nekk wolof nii mais soo ma waxee loolu ça ne veut rien dire pour man. mais nag boo ma nee junni téeméeru ci kilomètre wala wax ko ma ko ci français en ce moment day leer ci man. ma xam ne su ma demee à 80 kilomètres ma xam ne kon su ma jegee Thiès tuuti mën naa wàññi wala déet. foog naa loolu mooy taaru sharia te yooyu yëpp mi ngi tegu ci xam-xamu calcul ci wàllu buñ ko ni nga ko waxee léegi imam bi nga xam ni sax médecin bi daf ko ni jigéen bi est-ce que dagan na mu avorté wala déet comme ni nga ko waxee imam bi du mooy xool jigéen bi nii rek wala day bàyyi médecin bi defal ko scanner am ak lépp ne ko étape bi fii la toll fœtus bi lii lañ ci gis moom mu mën a joxe avem kon wax dëgg yàlla yaakaar naa côté boobu léegi war na mën a leer léegi su ko defee kon yow maanaam ñu ngi dégmal weer bi ma wax ko keroog benn waay mu ne waaw yéen a ngi nii di jaxasoo kenn xamul fu ngeen def ma ne ko yow duma la wax dara xam nga lu ma lay wax veillu weeru koor maa ngi lay xaar di nga laajte di nga laajte ndax dañuy woor wala déet parce que kon foog ñu am information boobu kon nañ jéem a def lu constructif rek moo gën ngeen di saboté nii parce que kooku di saboté di reetaan moom ci boppam mooy woo imaam yi la veille naan ko est-ce que ñi wax ne séntu nañ gis nañ wala déet léegi kon maanaam mi ngi noonu kan léegi prévision astronomique yi nga am yéen tey jii ci weeru koor bi di dëgmal 1442 2021 lañ nga doon mën a indil ci prévision astronomique yi nga am mais au-delà de ça sax dimbali tuuti public bi encore pour ñu xam à peu près sax nan ngeen organiser calcul bi yan mooy seen i critères ba ngeen mën a am ay prévisions yoo xam ni lu leer naññ la ci ne weer bi mën nañ ko séntu ci bis sàngam heure sàngam et cetera. jërëjëf imam xam naa nga may ma rek ma fàttali tuuti ci information yi imam Ndiaye doon joxe léegi. ci résolution yi. am na ci benn boo xam ne dañ ko yàgg di cité mooy bu amoon Istanbul 1978 bi.
yaakaar naa ne ci boobu la Turquie ñoom jógee régler seen problème définitivement. ñoom fi mu nekk nii basé tuñu ci séentu ci calcul bi la ñuy sukkandiku maanaam ci waxtu conjonction bi. dañuy sukkandiku dañu yor léegi ñoom seen genre calendrier bu leer boo xam ne depuis 1978 moom la ñuy topp. léegi àdduna bi dafa nekk sax ñaari xaaj yoo xam ne bii dañu topp Arabie Saoudite ci seen décision. ñii topp Turquie ci wàllu calcul bi. am na nag yenn réew yoo xamante ne te yaakaar naa ne Sénégal ci la bokk. ñoo xam ne ñoom toppuñu kii toppuñu kële dañuy séentul seen bopp. ak Maroc. am na Algérie ci la bokk ainsi de suite ak yu mel noonu. am na même Kadhafi da doon calculer Libye. waaw Libye dañu doon. conjonction bi. dañuy calculer par rapport ak conjonction bi. donc pour wax rek ne que résolution yooyu. Malaisie tam je crois. am na solo résolution yooyu ndax am na ñu ci sukkandiku tey ba régler seen problème. maintenant li ma yaakaar mooy xëj na dina jafe nit ñi comme ni ñu ko jàppee maanaam ko da ngay jéem a forcer. ne topp leen calcul bi wala déet bàyyi leen. def naa waxtaan bi mën na du loolu. du loolu fi mu nekk nii mooy nit ñi xam ne que ñaar yi mën nañu ànd. mën nañu ànd jariñ jullit yi. et ni ko imaam waxee sànq boo gestoo ci ginnaaw doo gis loo xam ne mën nañu tere jëfandikoo. astronomie bi. pour gën a am information yu wóor. man tey sama wax sax xëj na ci loolu la. mooy nañu fexe déjà dax yenn erreur yi yenn njuumte yi. te njuumte yooyu noonu dafa nekk ci lu bëri mais li ci jiitu mooy wax na ko sànq li nga moom nga sañ ci wax li nga moomul wala li nga xamul. nga nangul ko wala nga bàyyi ko ki ko moom ak ki ko. am na ku ma doon waxtaanal barki démb rek. du ma ko tudd waaye pour wane rek parfois njuumte yi ci am. mi ngi naan déet waaw xam nga astronomie yenn saa yi ñu juum. wax ne que dina taw fekk tawul ak xam nga. noonu wax. waaw yu waxtaanee ma ne ko waxtaan bi mën na bañ a sori. sawar naa lool ci waxtaan ku mu mënti doon bu dee ay jour la sax mën nañ ci discuter waaye ngeen yaa ngi jaawatle astronomie ak météo rek. waxtaan bi du mën a sori. waaye bi ñu waxtaanee ñeenti. échange wala ba juróom ak yu mel noonu bi mu demee ba gestuwaat xool dafa ñëw mu ne maa ngi jéggalu ndax diggante bi ci wàllu xam-xam sa boor ak sama boor dafa yaatu boo xam ne waruma woon sax toog di waranteeg yow. gis nga. waaw donc pour wan ne que kooku bi muy tàmbali wax dëgër na ci dëgër boo xamante ne am na noo xam ne boo waxul rek da nga koy jox sax ne moom moo am dëgg. waaye mi ngi wax naan astronomie dañuy juum dañuy lii ak yu mel noonu ci éclipse yi ma ne ko maa ngi lay ñaan nga indil ñu. benn table kese boo xam ne bind nañ ci éclipse boo xam ne astronomie mës nañ ko wax mu am ci njuumte. ne ko boo ma ko indilee ma nangul la li nga wax yëpp. te man xam naa ne du ko indi. waaye loolu li tax ma tudd ko mooy dàq bi ngay wax imaam ci ñenn ñi dàq astronomie bi damay wax ne que dàquñu calcul dàquñu astronomie. xëy na am na lu ñuy dàq ci wàllu weer bi kese. waaye dàquñu astronomie dàquñu calcul. ndax saay bu astronomie waxee ne que dinañ jàpp jant bi bés nangam ñoom ñu dem ci jàkk yi dem ñaani. saay bu ñu waxee dinañ jàpp weer bi kenn du ko weranteeg astronomie dañ leen koy nangul ñu dem ci jumaa yi ñaan. donc loolu buñ ci sukkandikoo te nga wax ko ñuy jëfandikoo même calcul astronomie bi pour waxtu julli yeeg yu mel noonu. donc ñooñu gëm naa ne amuñu problème ak astronomie wala ak kii. xëy na benn partie. lañ ci am mooy li jëm ci wàllu weer bi. te loolu xëy na yeneen. explication mën na ci am. waaye koo xam ne nangu nga nekk calcul astronomie moo mën a tax nga xam kan la ñuy am éclipse solaire wala lunaire. nga nangu ko dajale mbooloo mi dem ci jumaa ji ngeen julli ñaan. te astronomie bu la nee weer bi bés nangam dina feeñ ci asamaan si wala dina jafe gis nga weddi ko. c'est que xëy na dafa am loo ci tànn bàyyi li ci des. waaw donc loolu moom aussi il faut que ñu fàttali ko nit ñi. ak tam ñu dolliwaat si toujours sax que ni astronomie boobu ak calcul yi ngeen di def yëpp noonu moo tax appareil yi mën fi am kii seetaan tey émission bi fu mu mën a nekk ci àdduna bi mën koo seetaan téléphone bi képp koo gis muy dingat calcul yi daanaka dundam yëpp yooyu ci calcul yi la WhatsApp beeg yooyu yëpp noonu kon wax dëgg yàlla day doy war daal que lu jëm ci weer bi nag. ñu naan la ay du précis leerul nekkul xam-xam bu wér et cetera man wax naa ko benn waaye ma ne ko kon di ngeen nga alxuraan quelque part puisque yàlla moo ñu ne mun ngeen xam calcul kon cela veut dire que nit mën na cee xam lu doy
ba mën cee def calendrier ak ay heures de prière. sinon kon aayoo la lu muy jëriñ kon. bismillah gis nga loolu imaam sax dëgg la te li ko gën a firndeel mooy raw na sax téléphone yeeg yu mel noonu sànq mi ngi tudd avion. tudd Mars kay robot Mars. même fii sax avion yi tey waxatuma sax tëj na ci biir réew waaye nga génn continent dem beneen continent romb océan yeeg yëpp. te li ci nit ñi xamul mooy astronomie moo mën a tax tey loolu nga am ko. tey astronomie boo ko ci teggee benn avion du daw. ndax ni ñuy nekkee ci kaw suuf si di ñu xëcc ba tax kenn nekkul di flotter nit ñaa ngi taxaw ci suuf. mu nekk force boo xam ne force physique la ñu tuddee ko gravité te nit mënu ko gis. yàlla def ko mu téye ñu ci kaw suuf si ni te kenn nekkul mënoon nañ ñun ñëpp nekk di flotter de. waaw di naaw ci kii bi waaye li ñu téye ci suuf si force boobu noonu suuf si moo ñuy xëcc waaye ni ñu suuf si xëccee weer bi tam daf ñuy xëcc. weer bi ni mu ñuy xëccee avion buy daw noonu la ko weer bi di xëccee suuf si di ko xëcc. calcul yi ñuy def ci position weer bi fi mu nekk ak position ñun suuf si ak avion bi fi mu toll ci asamaan si muy daw. dañuy combiner yooyu noonu yëpp satellite yi mooy leen di permettre ñuy mën a topp avion bi navigation li ñuy wax navigation aérienne. xam avion bi ban yoon la war a jaar. dogguma la man loolu daf ma mës a jaaxal chaque fois ma toog ci avion. sama fit bi rëf parce que dama naan ñaata avion ñu ngi ci jaww ji. nan la ñu xamee ni avion yi duñu mbëkkante parce que ñaata avion ñooy fi nekk ñi wax ni ñaata avion ngi ci jaww ji. ay milliers yi avion ñu ngi daw leen di xamalee yoon yi ñuy jaar. comme ci kaw tali navigation bi. loolu mooy satellite yi ñoo koy def. te li ci nit ñi xamul mooy di nga dugg ci avion sax yoon bi gudd. nga jógee États-Unis war a dem Afrique du Sud. dafa gudd. mën nga def presque une journée. li ci bëri pilote yi ñu ngi nelaw. ñoom ñuy dawal avion bi ñu ngi nelaw. bàyyi na avion. déet moom kañ te loolu bu mënee am satellite yi maanaam bu pilote biy nelaw. li ñuy wax pilotage automatique pilote automatique bi lay bàyyi maanaam avion bi mooy dawal boppam. moom da nga koy jox information yi rek. tant de degré fii la ñu jëm boo eggee ba nangam jàddal néeg yu mel noonu. da nga koy calculer la vie quoi jox ko da nga koy jox rek satellite bi moo koy jox position ak lépp. donc yooyu. bu ci xéwal bu yàlla jox doomu aadama la de. ma ne am na sama benn. sama waaru sax bu daan wax daf ma jàngal mathématique Saint-Louis da daan wax naan amul mathématicien bu gën a mag yàlla suñu borom. c'est le premier des mathématiciens. ndax àdduna bi lépp loo fi décortiquer loo fi tijji rek. mathématique moo nekk ci ginnaaw. waaw donc loolu dafa nekk loo xam ne ñun war nañ ko jëfandikoo. moo tax tey ma doon wax rek ci exemple Turquie boobu noonu. te kenn mënul weddi ne. Turquie réewu jullit la. tey àdduna bi bu fi yenn coow li amee sax laal umma bi sax seen njiit bokk na ci kii njëkk a taxaw. dëkk bi yëpp ànd ak moom ci loolu noonu donc Turquie ne ñu nangul leen nekk réewu jullit la waaye ñoom ñu ngi koy jëfandikoo waaye ki ne tamit dafay toog séentul boppam ñu nangul ko ba mu gis xëy na leneen lu ko doy. mën a soppi wala mu mën leen méngale ñoom ñaar. d'accord ci wàllu koor bi ñu jëm. liñ ci mën a wax mooy biñ ko xoolee déjà par rapport ak prévision yi. dafa nekk loo xamante ne oustaz wax na ko sànq nit ñi dañu daan def di samp ay bant di natt takkandeer ak yu mel noonu. loolu boo koy def ay siècle ki ay siècle di nga dem ba benn moment jaratul sax ngay samp di nga xam nan lay demee moom la ñuy jël léegi def ko formule. d'accord xam ne que chaque seconde nii lay demee. formule yooyu nag moo indi équation mathématique yi nga xam ne loolu boo ko jugee dugal ko ci ordinateur moom moo la koy defal parce que mënuloo toog yor sa kii tey boo bëggee def division. 1 778 432. nga bëgg ko diviser par 384 800. waaw. loolu mënuloo toog yor sa fay di ko diviser. léegi nii doo fi jóge. te kon loolu mooy xisaab bi alxuraan mooy xisaab. dañu jël équation bi formule bi. jox ko machine yow da ngay ñëw rek tapé. ba bësee rek mu génne le résultat. waaw kii def tamit lu jëm ci wàllu diine xanaa buy def ay calcul ay part ak kii am na ñaata part dégg naa nga ci wax benn jour. bu eggee ci ay fraction ak yooyu. munoo toog yor sa big di ko bind ay virgule ak di ko calculer. mais boo tappee ci sa calculatrice mu jox la. donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne njariñ la te nit ñi war ci bàyyi xel donc ñun biñ ko xoolee comme niñ ko daan defee chaque année li ñu xam mooy weer bi li ñu tuddee juddu weer bi. mooy conjonction bi. 2h du matin lay doon 2h31. loolu nag dafa nekk loo xam ne àdduna bi yëpp ñoo ko bokk
heure boo xamante ne la amul werante boo demee Japon xam nañ ne conjonction bi 2h31 la nga dem États-Unis nga dem Arabie Saoudite fii wala France ñëpp ko bokk. bañ nañ ko ba duñ ko joxe sax ci fuseau horaire diw wala keneen. dañuy wax temps universel. mooy àdduna bi yëpp ko bokk 2h31 du matin. doguma la déjà foofu. ñu exclure itam erreur bi ngay wax ne di nga ko leeral am na ñoo xamante ne dañuy jaawale affaire décalage horaire beeg fuseau horaire yi ak problème mu conjonction bi nga xam ne c'est universel. voilà xam nga conjonction bi moom doone damay jàpp ci conjonction bi. parce que man sama montre foofu la tollu déedéet. yow sa montre bu nekkoon 5h du matin bu ñu la nee conjonction bi 2h31 la da ngay jàpp ne mooy 2h31 bi àdduna bi yëpp bokk. waaw du sa bosu sa conjonction. bu nekk amul sa conjonction benn waxtu kese la. léegi conjonction yu boobu bu amee bu jant bi di sow. dañuy natt yenn critères yi. mooy xool ndax weer bi sori na jant bi soriwaay boo xam ne. bët dina mën a tàqali ne lii jant bi la lii weer bi la. maanaam benn angle bu muy def ñu tuddee ko élongation loolu il faut mu am fu mu toll. il faut mu dox tamit. yenn wax parce que su fekkee dafa def nii par exemple sama loxo bi nii ak appareil bi nii. xam nga suñu tegaloo nii sama loxo bi day tax du ma gis appareil bi. kon il faut que appareil ki lii wala mu yëg wala mu wàcc pour ma doog ko mën a. nga mën ko gis noonu la foog ñu taxali ko waaw pour mu am angle seen diggante daal. voilà d'accord. angle boobu nag am na fu mu war a nekk pour ñu mën a commencer gis weer bi. mooy 8 degré yooyu ñuy wax élongation. altitude bi maanaam weer bi jant bi soow weer bi fan lay toll par rapport ak li ñuy wax niveau de la mer mooy boo taxawee. horizon bi. il faut que nga am au moins 5 degrés. yu koy taxali pour nga mën ko gis. beneen bi mooy pàcc bi feeñ ci weer bi. xam nga weer dinañ am ñaari fan yoo xam ne mooy li ñuy tuddee nouvelle lune doo ko mën a gis. am période boo xam ne lépp ngay gis ci weer bi mooy pleine lune. yenn yi xaaj bi ngay gis muy quartier croissant beeg yooyu noonu. waaw il faut que mu am au moins 1% yu feeñ maanaam ci téeméer yi mooy pleine lune. boo ci jëlee 1% benn pàcc bi. pour que sa bët mën ko gis ndax bët tam dafa am fu mu yem loolu il faut nit ñi nangu ko yenn saa yi astronome yi wax ne que bët fi mu yem ci mën a gis yenn information yi weer bi doo ko mën a gis waaye di nga dégg toujours kenn ku ne man gis naa ko bu ko seetee ba souvent du nekk information yu wóor sax mais au moins ñu mën a wax nit ñi rek ne que bu neexee yàlla le 12 avril mooy altine bi bu jant bi soowee 19h23. weer bi day topp ci ginnaawam ba 19h52. dina def 29 minutes ci ginnaawam. mooy le 12 boobu noonu. li ciy feeñ lundi le 12 avril. waaw li ciy feeñ nag mooy nekk pàcc bu tuuti. nga 1% la ñu soxla pour bët mën ko gis. 0,56% maanaam 1% boobu ñu soxla moitié bi mooy feeñ. maanaam day sew boo xam ne. bët ak capacité am du ko mën a gisee nii. il faut nga yor yenn jumtukaay yi. d'accord yu am doole yi ñuy télescope yeeg yu mel noonu pour nga mën ko gis ci bés boobu noonu. am na ñoo xam ne nag dañuy sukkandiku ci loolu ci xibaar boobu noonu xam ne que weer bi topp na ci ginnaaw jant bi 29 minutes. waaw et que kawe na kawe boo xam ne war nañ ko mën a gis waaye il faut jumtukaay bu am doole yu mel noonu. ñooñu xibaar boobu doy leen. ñoom ñu jël seen décision tàmbali seen woor. am na ñoo xam ne nag dañuy xaar ba gisal ko seen bopp mu leer naññ. li ñu jàpp mooy ci ëllëg sa bu neexee yàlla le mardi 13. bu dee séntu moom dinañ ko mën a gis. dina yomb. maanaam du nekk séntu boo xam ne dañu naan feeñ na gox ndàngam kese. réew mi yëpp ñu ne benn gox wala ñetti nit wala lii ak lële. gis boo xam ne àdduna bi yëpp koy bokkandoo gis mu leer. wala zone bi yëpp wala réew mi yëpp loolu le 13 la mën a nekk bu neexee yàlla te liñ ci mën a wax nag mooy ngéem conjonction bi weer bi di juddu. dafa nekk ci altine bi à 2h du matin. waaw ñu xaar ba jant bi sow. weer bi am na déjà 17h juddu na depuis presque 17h yu teg. waaw 2h du matin ba 19h. waaw 17h jàll na. nga bàyyi ba ci ëllëg sa. séentuwaat ko. mooy def na benn fan. nga dolliwaat ci à peu près ay 15 minutes dina def 1h un jour ak 17h. 15 minutes. yoo xamante ne dina am ci diggante bi muy juddu. ak ci ëllëg sa. waaw loolu mooy indi buñ ko gisee le 13. waaw dina yàgg ci asamaan si trop. weer bi dina def waxtu ak 15 minutes ci asamaan si deuxième jour bi. d'accord waaw te loolu aussi il faut que nit ñi bàyyi ci xel. moo nar a indi ñii séentu le 12.
mu am jafe xëy na pour gis ko. bu ñu nee dégg nañ ko bërëm nangam ak yu mel noonu am na ñu xëcc ñu ciy sukkandiku pour tàmbali seen woor. kii ne damay xaar ba gis-gis bu weer. bu leer le 13 boo ko gisee weer bi dina def waxtu ak 15 minutes ci asamaan si dina yàgg trop ci asamaan si. te ñu bëri dañuy jàpp ne que weeru ñaari fan lay doon. te daf koy jege sax bu boobaa. ndax weer bu def 1 jour ak 17 heures jege na presque ñaari fan. donc loolu il faut que nit ñi bàyyi ci xel. mooy weer bi ñu nar a am incha allah le 13. mais weeru le 12 bi moom suñu. régie bi mënee may. mën nañu wan a moom laa doon bëgg a wax. waaw mën nañu wan nga ay image waaw régie. mën nañu wan liñ ci gis. nga wan ñu voilà. waaw. ñu xool ko donc dañ koy def le 12. 19 heures nga lii dalay jox heure bu mu mënti doon ci àdduna bi foo mënti ne waaw lépp loo soxla ci asamaan si position am ak coordonnées yu mel noonu lii dafa nekk loo xam ne àdduna bi scientifique yëpp ko bokk d'accord ci di ko jëfandikoo suba ak ngoon te jaral na leen tukki réew ak réew pour dem préparer sax ay photo yu ñu war a def ak yu mel noonu donc dul nekk loo xam ne làmbatula ak yu mel noonu waaw ñu ngi le 12 dama ko def 19h13. waaw 19h13 pour ñu xam à peu près li ñuy def nag mooy xam nga nii boo taxawee. 19h13 mooy nekk heure coucher soleil le 12 wala. 19h23 la jant bi. 19h23 la jant bi dama ko def un peu plus tôt. d'accord ku taxaw nii par exemple. pour xool évolution bi waaw. ku taxaw nii di séntu lii géej gi la. waaw da ngay gis rek nekk fii. leeraayu jant bi rek ngay gis. waaw xam nga mënuloo sa bët. waaw amul possibilité. c'est ça ràññee ne lii jant bi la wala. c'est ça voilà. li ñuy def mooy ñu gën a jege si. ñu gën a jege si. gis nga bu ma gënee jege si. am na ay information yu commencé feeñ yoo xam ne gisoo ko woon. jox la ne que fii. soleil bi moo fi nekk. lii planète Vénus la. weer bi mi ngi nii ci kaw. bu ma gënee jege si. waaw d'accord weer baa ngi ne weer baa ngi nii ci kaw. nga jant bi mi ngi nii. Vénus moo ci topp. weer bi mi ngi nii ci kaw. léegi li ñuy def mooy ñu avancer waxtu bi. 19h13 xam nga jàpp nañ ne que jant bi 19h23. 23 lay kii coucher du soleil waaw. mu dugg 19h19 laa def ñëpp di gisandoo. waaw xam naa kii bi mooy nëbb sax li ñu bind noonu ci écran bi. c'est pas grave. waaye gis nga 19h20. waaw dindi na affiche bi. voilà 19h21 2 minutes a des de. waaw 21 22 23. jant bi dem na. léegi weer bi nii la koy toppee ci ginnaaw. li tax nag astronomie ñu ne zone bi ñu nekk day sew boo xamante ne il faut nga yor yenn jumtukaay yu am doole yi pour mën ko gis. xam nga bu doon weer bi nekkul position boo xam ne war nañ ko mën a gis. su boobaa dañuy wax clairement ne que fii bët mënu ko gis te weer bi même ak ay jumtukaay sax mënoo ko gis. waaye nekk na position boo xamante ne il faut nga yor télescope yu am doole pour nga mën ko gis. waaw loolu nag ute na ak yenn saa yi ñenn ñi naan gis nañ ko waaye boo xoolee 19h23 bu ñu continuer ñu dem 25 27 19h52 fekk na weer bi commencé dugg. donc ñu ngi 33 nañ ko topp naa ñëpp a ngi gis ni muy wàccee. waaw ñu koy gis. ñu koy gis 39 planète Vénus dugg na. ñu continuer 47 48 49 50 51 52 53 weer bi suux na. lii aussi mu nekk information boo xam ne il faut que nit ñi bàyyi ci xel. dañuy séentu. nit mën na toog ba 22h ne gis nañ weer bi. feeñ na waaw ok. weer bi ni jant bi duggee 19h23 19h53 noonu la weer bi di demee. donc bu ñuy séentu ba 19h53 mën nañu ne sax nañ bàyyi ba 20h bu ñu jàppee ne que séentu nañ ba 20h gisuñu. ñu mën a dàq yenn xibaar yi toog ba 22h. ne kat maa ngi nii sama gox ndàngam maa ngi seen weer bi. weer bi du loo xam ne. voilà dafa taxaw rek di ñu fa xaar. dafa am heure bu muy tëdd am heure bu muy jug. donc 19h53 bu neexee yàlla la weer bi di dugg. waaw léegi nag li am solo te dogu ma la mais ni ñu war a nangoo li nga wax calcul bi li mu joxee ci weer bi. ne 19h53 lay dugg.
mais dañ ni ñu nangoo nii xam nga heure jant bi boo leen joxee heure coucher du soleil bi 19-23. ci la ñuy basé wu ñun suñu jàkka yi fi di julli. pour julli wala dañ la koy nangul de. mais pourquoi léegi nag boo leen waxee tamit ne 19h53 la weer bi di dugg. ñu ne non loolu moom wóorul. parce que calcul yi mën na am erreur. xam nga yooyu am na ay problème quand même. voilà la day am dañuy tànn bi bàyyi bi ci des rek. am na problème mais léegi li may def imam mooy rapidement ñu ñëw ci weer bi. xoolal weer bi bu ma ko xëccee ñu xëcc weer bi. li tax ñu wax la ne que gis ko day jafe ak bët. il faut nga yor jumtukaay yu am doole. li ci feeñ maanaam sa bët sax fi mu nekk nii yow ak sax machine bi mënoo ko gis. ndax sew bi mu sew. moo nekk nii gis nga trait bu weex bii nii. waaw. te lii dama ko xëcc ay centaines de fois. pour que nga mën a gis lu mel nii te même loolu sax feeñu. léegi bu ma defoon nii xoolal bu ma ko pour wan la rek ni muy évoluer lii le 12 la su ma ko defoon le 13 maanaam ci ëllëg sa xoolal pàcc bi ciy feeñ moo nekk nii mooy lu weex li am nga suffisamment de lumière pour léegi bët mën ko gis facilement lii mooy différence bi mooy indi souvent bu ñu waxee ne que bët mënu ko gis ñenn ñi naan waaw waxoon nañ ko waaye ñun gis nañ ko bët dafa am fu mu yem te boo taxee ne man gis naa ko ci foo xamante ne nii la mel dafa mel ni sa bët moo ëpp doole sax yow télescope yi scientifique yi di jëfandikoo wax dëgg yàlla duñ ko mën a nangu nag xam nga rek parce que même lunette yi ñuy sol yëpp ni oustaz bi wax loolu wala mel noonu bu demee niñ ko nattalee lunette tam ne ko 10 wala kii sa xoolal da koy nangu boo ci yokkee benn degré doo gisati boo ko ci dindee it doo gis moom buñ la bindalee 0,25 xamal ne 0,25 la kon nag mi ngi noonu donc loolu lañu tuddee résolution cohérence voilà résolution instrument optique bu nekk dafa am résolution bët instrument optique la jumelles yi même chose télescope même chose lu mu mën ci doon rek dafa am résolution maanaam ba fu mu mën a xëcc ak fu mu mën a gis donc lii nii daal mooy altine le 12 weer bi dina topp jant bi mooy niñ ko wanee léegi nii dina ko topp ci ginnaawam ma dellu si waat ci mais kon maanaam réglé nga ñu benn erreur bu ñuy faral di def souvent parce que mooy li nit ñi di wax tey jii comme ni nga ko waxee le 13 bu fekkee weer bi xam nga day feeñ bu leer nañ 1 heure de temps mu nekk ci asamaan si da nga gis ay nit yu taxaw daal ne lii mooy wane ni weer bi démb la woon yow nga ne non bu leen def boobu erreur parce que weer bi gaa ci asamaan si la mës a nekk xam nga da ngay dégg ñoo xam te dañu naan weer bi nekkul woon ci asamaan si démb la feeñ mais mi ngi fi woon mais nag ñun gis bët moo tax ñuy def débat parce que suñu débat bi loolu ko indi léegi nag ñi bëgg ne dañu bëgg a séentu ci bët calcul yi mayewul bët gis ko loolu tam je crois que boo fekkee da nga koy bëgg a gën a expliquer encore il faut mu leer waaw loolu pour ñu mën ko expliquer carte bii la ñu mën a utiliser bu ñu régime ne may carte bi moo lay wax par rapport ak àdduna bi yan zone nga ko mën a gis ak bët sans problème fu asamaan si set ak yoo xam ne di nga utiliser ay jumtukaay pour mën ko gis boo xoolee fii nii ñun li ñu concerné Afrique bu ma ko ëccee tuuti comme weer bi 2h31 du matin lay juddu boo xoolee ñun ñoo nekk ci zone bi nga xamante ne dafa nekk presque ci xaaju àdduna bi partie bi nekk gauche partie bi nekk droite et chance boobu noonu aussi yenn saa yi ñu wax ko déggoon naa oustaz ak ñeneen di wax ñun ñoo war a jox sax xibaar bi yeneen dëkk yi chance boobu fi ñu nekk ci digg bi aussi loolu ci lay jouer mais boo xoolee fii nii li muy jege minuit moo tax partie àdduna bi ñu nekk ci gauche am chance su gis ko parce que ñoom ñu ngi ci bés bi muy juddu ñeneen ñi ñoom egguñu ci bés bi muy juddu maanaam ils sont 12 heures en arrière mooy partie bii nii di jëm ci Asie yu mel noonu donc ñi nekk côté bii yenn dëkk yi Arabie Saoudite France ak Europe ak yu mel noonu pour éviter parfois muy am ay erreur ñoom léegi ñu ci bëri dañuy sukkandiku ci calcul bi mooy xam ne que weer bi juddu na 2h30 du matin bi jant bi soo weer bi topp na ko presque 17 heures et bu ñu bàyyee ba ci ëllëg sa dina jege presque 48 heures plutôt ñaari fan ñoom dañuy sukkandiku ci loolu jël seen décision xam naa tàmbali woor le 13 noonu la ñu nar a def mais boo xoolee nekkuñu ci zone bi ñoom ñu mën a gis weer donc mën nañu déclarer ne dañuy woor waaye du ñu gis weer
waaw loolu ñoom am na ñu ko ci tàmm def. exemple bi may des fois tam da ngay dégg nit ñi rek ci plateau yeeg ci kii WhatsApp yi yëpp di wax rek ni teel réew weer bi feeñ na te réew te fekk vérifié wuñu feeñ na boobu luñ ci jublu. mi ngi noonu day nekk souvent sax ne que feeñul mais ñoom dañuy dégg rek ne que tàmbali na woor. voilà dafa tàmbali na woor feeñ na France feeñ na fekk ne. France exemple bi may jox souvent mooy bu koo fa laaj ku fa dëkk. jafe-jafe bi ñu am mooy dañuy woor seen heure dog nekk ay 21h 22h parfois. pour ndogu. waaw. conseil français culte musulman bi joxe déclaration yi dañuy woor souvent déclaration moom 17h 18h la koy def. te fekk jant bi di sow 21h. am nga kooku seen tuwul gisul. donc loolu ki nekk fi Sénégal danaan kii de suñu réew mi suñu commission yi France sax tàmbali weer bi feeñ na France. weer bi kii fekk na déedéet ñoom dañu jël décision sur la base du calcul astronomique. te gëñ nañ ci am sax fi mu nekk ni courage 2 dernières années yi. seen communiqué lu ci bëri dañuy wax. sur la base d'informations astronomiques fiables. Nous avons pris la décision. waaw def nañ communiqué bi moom mujjee gis ni loolu lañ def. dañ wax ne ci base kii kon ñun France fi mu féete le 12 la ñuy tàmbali. le 13 la ñuy tàmbali la ñuy tàmbali le 13 la ñuy kori. mi ngi noonu wax ko carrément sax ci communiqué. conseil am na le. xam nga xaaruñu séntu kon. séntuwuñu conseil européen am na benn boo xam ne conseil européen fatwa. xaw ma noonu la waaw seen serfi xaw ma waaw ñoom ñooy teel a déclaré ñoom ci astronomie la ñuy sukkandiku. conseil français culte musulman ñoom dinañ séntu mais séntu boo xam ne dañuy daje xam ne information astronomie bi lii la wax ñu jël seen décision génn wax nit ñi ne que jël nañ ci duñu xaar jant bi sow. en tout cas pour résumer ko imam. ñi mën a gis weer bi te du am jafe-jafe mu yomb ci ñoom. moo nekk nii Amérique lay doon États-Unis ak wàcc ci suuf mooy lépp lu nekk en vert nii. ñii mën nañ ko gis sans problème ñun suñu zone bi Afrique de l'Ouest fii nii. il faut nga yor jumtukaay yu am xarañ pour mën ko gis. loolu la ñu jàpp. léegi ci ëllëg sa. ci ëllëg sa niñ ko doon waxee sànq. dellu si waat. deuxième jour bi. gis na moo nekk ni. mooy le mardi. 13 bi àdduna bi yëpp a koy bokkandoo mu leer nañ mu gis moo tax may wax ne que dina yàgg ci asamaan si. def 1 heure de temps. parce que àdduna bi yëpp koy bokkandoo gis. donc lii mooy différence entre ñaari jours yi. configuration lii nag am di ko fàttali dañ ko amoon 2015 mu jur coow lu bëri. coow li mooy dégg naa ne réew nangam ñu ngi woor. nga ne weer bi feeñ na fekk na feeñul. ñoom dañu jël décision ci astronomie am na dëkk yu bëri yoo xam ne moom la ñu nar a utiliser pour tàmbali le 13. ñii séentu am nañ ci sañ-sañ am nañ ci yoon. ñu wax leen ne que. bés bi dina jafe gis ko. il faut jumtukaay yu am doole. waaye bu ngeen bàyyee ba ci ëllëg sa. mooy le 13. dina yàgg ci asamaan si boo ko gis day foog ne weeru ñaari fan la. waaye du doon weeru ñaari fan li mu nekkoon. conjonction bi muy judd 2 heures du matin ni mu kawee woon. looloo tax muy nuroog weeru ñaari fan. donc dina mel ni dañu am retard. waaye nit ñi comprendre ne ko du retard sax. waaye dafay nekk rek par rapport ak heure bi conjonction bi amoon. mooy waral lu mel noonu. donc daal noonu lañ ko mën a jàngate imam ci àdduna bi fi mu nekk. tabaarkalla foog naa oustaz yaakaaruma ni lii am na ci dara loo xam ne dañ naan njabar la wala que gisaane wala que nangam yëpp ay calcul la ni ñuy calculer 1 plus 1 égale 2 noonu la ñuy calculer yeneen équation ay algorithme ba mu mën a joxe xam-xam te toujours man loolu laay wax rek bu alquran waxee xisaab daal c'est que yàlla may nañu kon lu ñu mën a xisaabe yàlla du waxantu du fo kon nag léegi julli di ñoo war a régler seen problème seet ñoom fan lañ sànni xam-xam ba toll fii kooku yeneen débat la encore parce que am na problème politique ci biir déclin intellectuel bi am ak yu bëree bëri loolu sax beneen débat lay laaj mais quand même bu ñu dingat quand même xam-xam bu wér quoi boo xam ni wax dëgg yàlla léegi su ko defee léegi oustaz gis nga prévision yooyu ñu am ci xisaabu falaki bi léegi yow ban commentaire nga ci indi parce que gis nga par exemple yàggul je pense que il y a 2 ou 3 ans am na fi benn dëkk bu jege Sénégal bi foo xam ne dañu ne gisoon nañ weer bi te weer bi juddoogul. mu indil ñu coow fii loolu moo tax souvent xam naa loolu moo tax souvent ma ne leen pour l'instant est-ce que waruñu yem pour des raisons pédagogiques ak d'unité nationale ñu gérer au moins suñu dëkk parce que dëkku jàmbur déjà bu ñu xuloo seen biir rek yow nga am problème. ak tam noo koy valider. voilà temps yooyu dëkk boobu ñu ne gis nañu weer bi.
te weer bi juddoo gu avant juddu weer bi lañ ko gis ñoom ñu ne. après beneen waaye naan noo man yàgg naa fa mais ñoom toujours 29 jours la ñuy woor. loolu problème ma ne gisal ma lii rek quoi. dëgg la mais julli ji lu tax ñu toll ci niveau bi léegi kon loolu déjà problème la kon léegi moom jox nañu ne 2h30 du matin ci la conjonction bi di am. léegi kon yow effectivement ci fiqh ci littérature bi nga maîtriser. est-ce que loolu warul nekk base pour ñu mën a dàq bépp séntu en tout cas lu jiitu lundi moom. xam naa ni moom kenn waru fee war séntu. ne serait-ce que loolu rek ndimbal la ci commission bu sérieuse ndimbal la ci ne nga xam ni da ngay jàpp ne juddu weer bi ci la ñu mën a séntu. premier point bi deuxième point bi sa commentaire mooy que calcul bi tam li mu indi ci ne même bu weer bi juddoo 2h30 gis ko comme ni mu ko waxee sa droit la ñi nga xam ni dañoo ngoy foofu seen droit la parce que déggin la ne dañ ko war a gis ak bët bu fekkee asamaan set na xam nga loolu tam beneen considération encore boo xam ne lu jar a bàyyi xel la ci calcul bu ñuy gën di jege nawet muy gën a compliqué mën nañ dem ba 2-3 jours ñu am ay nuages boobaa kon weer bi day mujj de xoolal day mujj nekk lu kenn xamatul sax parce que fi ngay jàppee 29 jours fekk déjà dépassé nga mois bi waaw calcul rek moo ci mën a génne mais loolu sax ba tey dinañ ci ñëw mais léegi kon oustaz ba kon bu ñu waxee ni juddu weer bi ci temps bi la ba pare calcul tam indil ñu ne même bu juddoo bu ñu ko séentoo ci soowu jant à l'œil nu du mën a nekk ndax calcul yi li mu joxe léegi yow loolu lan la inspiré ban commentaire ban chara ngay def ci wàllu boobu. waaw chara bi ma ci def wax ma sax ay waxi borom xam-xam mais alxuraan lay wax. moom moo leeral mbir mi. mbir nag bu ko alxuraan leeralee. te yow loolu alxuraan leeral amoo ci benn base mais noo koy leeral. li may fi may tàmbalee mooy li mu wax sànq ci wàllu éclipse solaire bi muy ñu koy wax ñun kusuuf sams ak éclipse lunaire bi ñu koy wax kusuuful xamar nga xam ne ni mu tëddee ba àddina bi tukki du wàcc wax nga ko keroog 3 junni at ci kanam xam nañu bis kañ la weer wi di te lañ koy jàpp ak jant bi te bañ commencé ci lii passe ba léegi dara masu cee saay kon imam ñi dàq calcul ak di dàq lii professeur di wax nañu xam ne alxuraan la ñuy dàq ëpp naa def waxuma sax xadis yonent mais alxuraan la ñuy dàq ëpp naa def loolu ëpp naa def ndax li ñu tuddee maanaam kusuuf samsiya muy éclipse solaire ku ne xam na ci lu wér ni ba àddina bi commencé ba àddina tukki saa suy am day tolloog bisu conjonction day tolloog bis bi professeur doon na léegi loolu amul dëgg la ba ilaa mi din mais loolu base la mooy xosbaan bi quoi kon mooy waaye mooy xosbaan bi parce que loolu yàlla wax kon fu ngeen déggee ñu ne jàpp nañu jant bi jàpp nañu bis boobu ci la weer wi xëy comme ni mu war a amee 2 heures bi. kon te loolu mooy définition science phénomène bu régulier la bu constant. mais c'est ça voilà mooy xosbaan boobu. c'est ça mooy calcul toujours calcul la la. donc loolu. réglé question qui est réglée. voilà donc loolu ci côté jant bi la. nga ñëw ci maanaam éclipse lunaire. muy xusuuful xamar. moom it ba àdduna bi tukki bis boo déggee ñu ne jàppale weer wi. jàppal ni bis boobu moo tolloog laylatul badr pleine lune mooy tolloog mu fees del seetal fu la neex mais loolu aussi base la te alxuraan moo la ko wax wàllu conjonction bi bépp weer buy ñu war nekk ñaar fukki juróom-ñett wala mu nekk fanweer fan la ko jiitu ci la conjonction bi di am léegi conjonction boobu base la yow loo jàng ci sourate Yaasin wa shamsu tajri jant bi dafay daw li mustaqarin laha jëm fa ko yàlla soobee loolu yàlla xam waaw ñun waaye yàlla loolu mooy zalika taqdirul aziz loolu calculu borom bi la subhanahu wa taala du wàcc yoon amul lu mu ci teg wal qamara qaddarnaahu manazila bi lu amee ne man yàlla maa jël weer wi teg ko mu am ci fu muy jaar mu nekk phase lune yi fa mu commencé mooy bu conjonction amee te professeur war na ko léegi nga xam ne yow moment boobu doo gis kooku mooy
mën naa wax ne mooy zéro. fi mu demee ba sew ruuj te moo ne ko sànq. mooy moom lu ñu tuddee hilal. moom alxuraan wax suuf hilal. moo tax boo xoolee alxuraan bokkul ay weer. ak hilal la wax. maanaam terute la wax. mais waxul benn ay phase la Sénégal day gis. non d'accord. du Sénégal lay gis fii weer bi. weer bi ñu waat fa non. terute yi. mooy wër adduna bi. d'accord. loolu noonu mooy première bi. loolu c'est à vérifier. tey li nga wax nii muy mardi. asawala muy mercredi. non. mardi. waaw mardi. mardi bi nga xamante ni maanaam ci li ñu gis lu sew loolu. waaw. ñu ne weer feeñ na. nattal mardi boobu. bu amee une semaine. day nekk genn wàllu weer wi. mais loolu sax mën nañu ko vérifier. imam mën ko xool kenn mën ko xool. nañu dagguma la sax. waaye bu ñu régime mayee léegi nii rek. waaw vas-y. régime yi ñu rek ñu dellu si waat ci kii bi. ok régie voilà mi ñëw na. ok waaw xam nga nii mooy le 12 bi. le 12 maa ngi ko def 19h39. léegi ñu dolli ci ñaata nga wax. ñaata fan. ñu dolli ci une semaine. waaw maanaam 7 jours. waaw 7 jours. boo xam ne genn wàll waay. le 12. ma dolli ab mbal leen ma. pardon yow. dellu si waat. si waaw. dellu. ma dolli benn fan mooy le 13. waay xaaral ma xëcc ko mu gën a jege sax. waay voilà mi ngi nii ma cliqué wul woon ci kii bi. waaw léegi ñu xëcc weer bi. pour mu gën a jege. nit ñi gis ko. nii mooy le 12 bi. léegi bu ma ñëwee fii le 13 ma dolli benn fan. waaw. 14 ma dolli ñaari fan. le 15 ma dolli ñetti fan. le 16 ñeenti fan. le 17 juróomi fan. le 18 juróom benni fan. le 19 mu xaaj mooy li mu wax léegi nii. nii la. gis nga. ah waaw xusbaan taqdir. voilà donc lii le 19 avril à 19h39 ku génn weer bi lii ngay gis mooy xaaj bi. li mu expliqué boo ci dolliwaatoon. ba mu continuer tamit. noonu lay demee di dem ba egg ci pleine lune. mooy weer bi fees na. mais c'est beau ça c'est très beau ça voilà une conciliation voilà un imam un astronome qui disent la même chose. L'imam qui propose une figure 7 jours après date conjonction bi après l'astronome qui le prouve par une image précise wax dëgg yàlla nag man daal xaw ma lu génn xam-xam lu dul lii nag. waaw lii nag imam lan la ñuy bëgg nag léegi. jànkati alxuraan yi dinañ dellu ci ay bi. bu nee wal xabar a xaddar naaw manazila. lu njëkk li mooy li mu wane nii. mooy dem di yokku ba une semaine mu nekk xaaj. di dem ba weeru xaaj. mu fees del. commencé nag di delluwaat na mel. foofu mooy xataa aada kal urdunil xadim. voilà mu dellu si waat. mu dem ba ci tàndarma bu màgget. man foofu laa gisee ni concept cycle ñëw na kon cycle. mais mooy cycle bi. voilà mooy cycle c'est des concepts scientifiques. loolu nag ba àdduna tukki. mesure proportion cycle. noonu lay kon ne c'est des concepts scientifiques. noonu lay kon ne. bu fekkee lii nag yow nangoo ko gëstu nangoo ko xam taxaw di wax day xaw di war kon man li may jeexalee. lii pour léegi oustaz buy firi alxuraan ba egg foofu li mu waroon def. fexe ba wóolu benn astronome ci jàkka ja mu ne jullit yi lii la. parce que du ko mën a firi théoriquement noonu. merci xam nga moo tax ñu ne alxuraan benn nit du ko firi. loolu mooy puissance alxuraan la kon nag soo bëggee teqale alxuraan xam-xam. voilà yaa ngi bëgg a indi problème. voilà kon léegi mbokk yi li ñuy wax mënees na ko vérifier. mais kon si sax foofu oustaz. justement kon léegi yow ci littérature bi ak justement congrès yi gars yi def ak noonu. kon effectivement dafa mel ni. kon léegi ulama yi ñu bëri ci ñoom ci àdduna bi ak astronomie bi ñu toogee d'accord nañ ci ne weer bi buy juddu na nekk départu ñu séntu. waay loolu am na nekk départ ju kon voilà léegi nag nangu nañu aussi que bu ñu séntoo ñu xool est-ce que mën nañu gis wala déet ci bët n'est-ce pas
kon su fekkee loolu def nañ ko loolu déjà dina régler problème bëri et te fi mu nekk ni Konakook nuñ ko mën a tuddee après commission bu yore loolu fii ci Sénégal war nañ ne serait-ce que nangu astronomie di leen jox yooyu données te yooyu loolu lan nangoogul ba tey dañuy bàyyi ba timis rek ñu commencé woote téléphone. résolution yi fi wax yëpp mu nekk fanweer ak nangam benn bu ci nekk loolu lañu wax. il faut astronomie ànd ak fuqaaw yi. ñii di leen leeral lii ñoom ñuy teg seen bët ci lii. kon lii professeur wax na ko nit ñëpp bàyyi xel maanaam altine. altine daal gis weer bi ak bët dana jafe ci sunu zone bi fii. moo ko naan mënul nekk ngay wax dangaa nekkul. xanaa nag. kon soo ko gisul altine nga mottali mardi 30 comme niñ ko waxee mercredi nekk. waaw c'est que li ma bëgg a wax mooy. c'est-à-dire ñi ko nar a génnee. nañu xam ni télescope la. nañu xam ni jumtuwaay lañ ko gisee. voilà mais li ñu wane fii. nañu xam ni suñu Afrique yi ak Arabie Saoudite fépp mënuñoo gis weer gis boobu. à l'œil nu. mais buñ ko jëfee jumtuwaay nag. mënees nañ ko gis. mën nañ ko gis waaw. te jumtuwaay boobu aussi dafay jàdd delluwaat. xam nga télescope ak microscope. loo xam ni mën naa fekk sànq lañ. mu ngandal ko ba mu toll nii nag. mën naa fekk nag mu def ko ba mu toll nii sànq lañ. mais kooku kon war naa mën a gis lu mën di gis. du dëgg. loolu day indication war nañu nangu sax jumtukaay yooyu. loolu tamit daf ñuy dimbali. boo ko nangul na def. parce que bu fekkee ni jumtukaay boobu mën na la tax nga gis ko. mais bët moo ko gis ba tey rek daf koo ngandal rek. waaw c'est que nag foofu nag lañ àggul nag. waaw foofu nag lañ àggul. kon ñun fi ñu tollagul. voilà. nañu gaañu leeral nañu kat bis bii kat yéen. Sénégal waaw au moins comme daal voilà comme bët la ñuy séntu. voilà ñu juboo ci loolu au moins. pour affaire bi bañ a jaxasoo trop daal. léegi ñu xam ne kon lundi la ñuy séntu on est d'accord. mais que lundi bu jant bi soowee. weer bi dana ci topp quelques minutes après. mais que teg ko bët. sur le plan purement astronomique mënul nekk. kay ci zone Sénégal. c'est ça loolu mooy départ boo xam ne bu ñu ko defee rek dañuy daal noppalu. léegi nag problème bi nga xam ne nag ñun mënuñ koo régler mooy que ni ñi nga xam ne ñoom dañuy jàpp ne am na yeneen dëkk. yoo xam ne nit ñi teg nañ fa bët weer bi. loolu moom mënuñ ci dara ñun. te loolu. parce que bu amee ay nit yu ne am na ñu nekk Burkina ñoom am na fa benn imam Ahmed Kanté Ndiaye Fall bu ne gis na weer bi ñu ne en tant que imam. mënuñ koo weddi. kon weer bi feeñ na loolu ñun mënuñ ko régler parce que loolu man li may proposer foofu mooy bañ a dugg ci loolu rek parce que dëkku jàmbur. dem di fa wóolu kenn nag di fa kii te yow amuloo relation xaw ma bu la permettre nga mën a valider loolu. léeg-léeg sax dëkk yooyu sax duñu am même kii bi am ay groupe sax dañuy wute. kon te ñoo yam suñu national. en plus foofu oustaz ma ñëw ci tam nga confirmer wala nga infirmer. il me semble que mais àddina bi dëkk yëpp seen territoire la ñuy yemale seen séntu seen validation est-ce que am na benn dëkk boo xam ne day topp beneen dëkk ba jàpp ne war nañ mën a topp gisu beneen dëkk. ba tàmbali ba ci Arabie Saoudite sax Arabie Saoudite est-ce que dinañu tënku ci weer bu feeñ Libye wala Mauritanie wala Turquie wala feneen. c'est bon c'est bon. waaw bala may ñëw foofu sax li nga wax léegi yaa ngi tooñ sax dëkk jàmbur yi. yow kon retire. parce que Sénégal gi ñaata at nit taxaw ne waa Fora gis nañu weer Fora. yow nga ne ci géej gi mënoo gis weer. ba pare ñu gëm ko. ñu ne gis nañ ko ay kuccee yeeg ay yu kenn xamul. te yow mi nekk Dakar jàkka fi nga xam ne fi la weer yi tëdd na. doy waar mënoo gis. waaw ay mais loolu du Burkina Faso du Sénégal gi la. Sénégal yëpp ay ñeenti di li juróomi wóor mooy gis nga lënd bi ñëw. di nga dégg ci ay jeunes Sénégal ñu ne gis nañu weer. wallaay lii ma la ko wax. te man aussi foofu lu ma ci gën a jaaxal tamit oustaz mooy lu tey ni Sénégal ak ñiy séentu ñëpp donte woon sax loolu tam mën nañ ko gën a defar. d'ailleurs maa ngi lay proposer sax maanaam après ñu gën a réfléchir ci benn plateforme numérique. partager ko ci Facebook bi. ñoom ay observateurs yoo xam da ngeen leen di former ASPA. ngeen former leen techniquement du ASPA mooy wax kañ la ñuy woor kañ la dul woor. mais ASPA day apporter l'appui technique. xam-xam bu yàlla may nit. c'est ça commission bu mën a doon mënatoo ñàkk a bàyyi xel astronomie léegi nag ASPA. indi appui technique bi ñu former des jeunes observateurs. partout dans les régions du Sénégal. nga xam ni dañuy xam heure coucher soleil bi xam fu ñu ko war a observer après yooyu yëpp nag seen numéro téléphone ci plateforme bi day feeñ. loolu maanaam man maa leen di proposer vraiment au niveau de ASPA ngeen discuter. xalaat ci lu mel noonu. en plus di séntu lu mel ne Sénégal oustaz ñu naan la juróomi nit man ni ma ci sonnee def naa enquête. benn waay bu nekk ngee xoox ma woo ko ñu ne ma dafa génn ma woo ko après gee mu ne moom sax dafa demoon ci benn dëj bi mu ñëwee lañ ko ne weer bi feeñ mu ne mais lii mooy lan. 5 personnes ci Sénégal.
mais c'est pas sérieux. léegi balaa ñu jeexal quelques minutes moo des ni mais maanaam mais est-ce que doo ñu proposer ñu jéem a def benn séntu mbooloo lundi pourquoi pas par exemple corniche bi wala fenn nga wax ñu ñi sawar ñu daje ak yow foofu ngeen indaale sax seen télescope ak lépp ñu séntu le lundi après le coucher du soleil xool ce que ça va donner. waaw loolu moom xam naa dinañ ci sawar. et dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk tradition. xam nga problème bi mooy séntu par procuration maanaam séntul ma moo bëri ci réew mi. waaw loolu rek moo am presque. bu séntu jotee ñëpp a ngi ci kër gi waaye. téléphone yi kaasu ataaye di weddi rek lu ñu wax ndax feeñ naag. voilà te am nañ possibilité nit ñi di génnandoo. séntundoo defe naa séntu bi. ngéem jàpp nañ ne loolu la ñu charia digal. nañ ko def nañ ñëpp nañ ko def correctement kon. voilà génnandoo séntu. avec sérieux ñun mënuñu wax naan woori leen li ñu mën mooy jox la information yi. que booy séntu direction bi nga war a xool. wax naa ko fi benn jour taxaw naa wetu fi ma dëkkoon so jàkkaarloog ay étudiants yu nekkoon cité Claudel. taxaw seen terrasse ci balcon bi. di séntu fii à l'est fi jant bi di fenkee. ñu taxaw di séntu alors que booy séntu da ngay xool fi jant bi di soowee. ñoom ñu taxaw ñoom ñëpp def groupe naan ndax feeñ na gis nga dara gisuma dara. ñooñu nag ñooy dem di xuloo alors que. donc yooyu yëpp il faut que ñu bàyyi ci xel li ñu mën a def mooy ut. possibilité boo xam ne dinañ dem ba nit ñi ñoom ñëpp dañ koy def tradition bu dee dañu ne jàpp ne ñun séntu la ñuy def parce que loolu la charia wax dañuy génnandoo ku nekk séntul sa bopp ñëpp taxawandoo mais information yi buñ koy recouper aussi ñu mën a xam yii c'est des informations fiables wala lii c'est pas fiable d'accord mais toog li ñuy wax sànq carte bi wane nañ ko weer bu feeñee zone bi yëpp wala réew mi yëpp wala adduna bi yëpp koy gisandoo mais lu doon 4-5 personnes vraiment voilà feeñ na kii te boo jeexee ba ci biir sax ñenn jóge ci gox boobu sax dinañ ne man maa ngi bërëb nangam waaye gisuma dara waaw man de enquête yi ma ci jot a def moom donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel je crois que Afrique du Sud dañuy def ay campagne massive ay ñoom dañuy xam nga dem ci stade yi taxaw di xool et puis xam nga géej gi moo leen wër ci tout le sud de la pointe sud de l'Afrique là donc côte yëpp la ñuy occupé ñoom dañ ko def tradition lal ci gazon bi teg seen ay lekk ak lépp toog ñëpp jàkkaarloog asamaan si ñuy séentu li ñu mën a def bu neexee yàlla mooy altine bi ñu profitoo ci plateau bi woo nit ñi ñun dinañ fexe nekk ci corniche bi li ñu mën a indi ci jumtukaay ñu indi ko même bu ñu jàppoon sax ne que ñun ak bët dina jafe nga gis ko terewul ngéem bés boobu la ñuy séentu ñëpp ñu daje séentondoo ku ko bëgg a teewe na ñëw teewe ko ñu profitoo waxtaan ak wecci xalaat ci yu mel noonu ba suñu toogee bu ñu nee gisuñu ñun kat ñu mën a ne tamit ñun séentu nañ gisuñu bu keneen ne gis nañ ñu ne kat mbooloo mu takkoo nge woon fii nii séentu nañ ñun gisuñu xëj na kële nag bëtam moo gën a baax suñuy bët mënul ñàkk waaye ñun ñi séentu tamit am nañ fuñ ko tënk pour mën a ne gisuñu donc yooyu yëpp dafay baax et buñ ko tàmmee def xëj na dina dem ba benn moment dinañ mën a taxawal li nga wax xëj na plateforme boobu noonu vraiment région yëpp département yëpp teg fa ay équipe observateur ñoo xam ne ñoom seen rôle mooy ut espace boo xam ne dina leer dégager dara du leen ci parce que nekk biir Dakar Plateau immeuble yi wër la nga taxaw naan gisuma weer xamuloo ne que altitude bi 2 degrés la woon wala 3 degrés wala taxaw sa buntu jàkk après sa buntu jàkk loo séentu rek daal ne bon gisuma ko mu mel ne te mën na am sa position jàkk sax c'est pas déet am na kenn ku ne ci garab gi la weer bi daan feeñ d'habitude ci kaw garab gi voilà garab gi mën na yokk ay xobam ci diggante bi mais jant beeg weer bi fi ñuy soowee au fil de l'année mois après mois dafay déplacé wu di dellu si waat donc yow boo ko tàmmee natt ci garab gi toog di ko xaar foofu fekk na déplacé wu na il faut former des observateurs yooyu yëpp il faut ñu am ay équipe bu observateur nga xam ne bu séntu jotee dañuy yor carte yeeg yëpp ñoom ñëpp voilà kay journalistes yi ñëw ànd ak ñoom région bu nekk journalistes yi ànd ak ñoom commission yi nag dañuy ñëw jëfandikoo ñooñu voilà séentul leen ñu bu ñu gisee information ñëpp partagé ndoo ko ñu mën a toog vérifier ndax lii c'est fiable wala c'est pas fiable et su boobaa xëy na dinañ fi mën a dàq yenn njuumte yi léegi nañ fi nekk xëy na Sénégal amoon na ay années 95 xaw ma 98 ku daan woote rajo di wax nit ñi woor leen wori leen fekk nekk moom ay caaxaan la ko jëlee woon da ko doon café donc yooyu yëpp mën nañ ko vraiment voilà comme ça ñu erreur yi ma jot a dem fekkee RTS wax dëgg yàlla léegi war nañ mën a dépasser loolu parce que xoolal jël téléphone nit woote allo man na Ablaye Ndiaye foo nekk maa ngi Tamba gis naa weer bi nii des fois sax bien après niñ ko waxee léegi bu weer bi tëddee après ñu ne ko waaw après ñu ne ko Ablaye Ndiaye foo nekk mu ne maa ngi nii Tamba ñu ne ko demal ci préfet bi nga wax ko mais est-ce que
lu mel ni aussi mënuñ ko tuddee observation. lii leneen lay doon kon daal je crois que maanaam maa ngi rappeler encore le public intéressé ñi intéressé yëpp on se donne rendez-vous lundi. lundi 12. lundi 12. incha allah xam naa mën nañ jàpp 19h. 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 ci fan la nekk ci te maanaam dina ko defaat dina ko def ci page Facebook. ci corniche bi mooy fi am petite mosquée bi fi am ñaari tour yi noonu. mooy mosquée de la divinité bi wala ci descente wala bokk non ci parcours sportif bi. waaw am na fi am ñaari colonne yooyu noonu ñaari piliers yi nekk en béton noonu yu kawe yooyu noonu. fi nit ñi entraînement wee rek. waaw. am na fa benn Radisson wala côté boobu. après Radisson. parcours sportif bi daal fi nit ñi defee sport noonu. voilà fi ñu def machine yu bëri yooyu. voilà foofu noonu waaw. foofu noonu. à côté juste noonu. foofu diggante boobu daal ak jàkk bu ndaw bi nekk foofu fi ñuy jullee yenn saa yi ñi fay def sport foofu la ñuy jullee yenn saa yi. waaw foofu dinañ fa daje bu neexee yàlla. et aussi maanaam s'il te plaît def ko ci sa page Facebook. Inch'Allah. information ba yooyu comme ça ñu partagé ko. yëpp mën ko jot xam heure bi ak lieu bi. ñu mën fa daje après ñu def observation de groupe. après ñu xool ce que ça va donner. résultat bi ñu partagé ko. incha allahu taala tabaarakallah kon nag mi ngi noonu régie sànq ba tey ñu ngi mën naan waaw lu xew nii da ngeen may mettre comme quelques minutes ma conclure parce que aussi bi mooy sama dernier càmbar avant le ramadan donc c'était normal quand même que ñu joxe des informations importantes donc mi ngi noonu su ko defee lii ma doon seen càmbar fiqh et prévision astronomique di remercier encore bu baax a baax Maram Kayre di remercier bu baax a baax oustaz imam Cheybatou Ndiaye ku mu rëcc nga dabb ko suba le vendredi matin à 11h wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam. laytaay. Jàmbaar si